délégation bi nga xam ni tey mbokk ndeyu Pape Siré Dia ngi noonu tey ku gis Babacar Diallo gis ki nga xam ni moom la àndal di ko jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci moom bu baax a baax may wax ni yaakaar naa ni tungu ni ñu teew ñu nataal dañu def lu dul dara leen ñu toog après ñu daal di jël sax ñëpp xam ni ku ci nekk yegg si nga ci jotaay bi tey bon ça di ko jaajëfalaat encore une fois merci beaucoup de votre aimable présence de la part de Babacar Diallo. Dabi Cissé, nous sommes unis ce soir pour célébrer également la fête Dabi Cissé. Ce soir avec la tombée au soir du 24 février 2019. Yàlla mën na ko yàlla def. Il y a tout dans couverture maladie universelle, bourse familiale, PNDL, programme de... Bismillahi rahmani rahim. Ginnaaw bi ñu sante sangu-sang yi Seydina Mohamed ñoo ngi sant suñuy ñaari waajur waa di dalal gan ñi rek ñoo ngi dalal waa Somm suñu meeri koñ yi nga xamante ne lu ñu tëgg ñu jóg ndax yaakaar naa ne jamono jii ñu toll jot amul wéradi gi bari na mais dama ne mën nañoo louer ay chaise mais ay nit kenn mënu leen a louer kon jaaraama waa Somm jeeg jaa ngi ci biir suñu jabaru càmmiñi suñu sœur yaa ngi ci biir ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen dalal jàmm ñoo ngi dalal jàmm suñu présidente Yaya Ly Cissé haute conseillère ñoo ngi lay dalal jàmm di la wax ne la présidente ñoo ngi lay dalal jàmm ndax yow mayoo ñu jën da nga ñoo wan nu ñuy nappee wax dëgg yàlla ñoo ngi lay dalal di la sant di la gërëm di dalal jàmm Grand Brin moom tam haute conseillère la ñoo ngi lay dalal jàmm yow tam ku oyof nga ku disponible nga ñoo ngi lay dalal jàmm. bu loolu paasee nag yéen waa Somm na ngeen takkuwaat bu baax a baax a baax a baax a baax a baax jàppale gogo sama doom ji man de nee naa la ba may politique booba ku ne ndaw ngeen wala judduwu leen ma politigal Abdou Diouf man de Ndiaye saa suna mantulaay jéem lu mu doon sama cagale ci politique man barke Moustapha lu na lekk naa koy waaye taxul ma ba nag te ba nga ne tey nga wàcce sa bopp maase nun ñëpp sa biir kër gi lu neex lan fii def bu ne ko woote dooni mag laa du ma dem da ngay jëmmal xale yi yal na la yàlla gën a jëmmal tubaarkàlla laaw la ca nee na jubu bég naa ci yow sama doomi bopp jooju moo yor sama koñ. dañ ma bett nag waaye mbooloo mi sawar naa gis ñëw di ànd ak Babacar Diallo nga xam ne lu muy liggéey Siré Dia la koy liggéeyal kontaan aussi di fekk responsable Benno Bokk Yaakaar yi nga xam ne kuy seetaan télé sax xam nga leen astama kuy dem ci Benno Bokk Yaakaar Thiès di nuyu ñëpp j'ai pas beaucoup de mots parce que vraiment dama ñëw pour ànd ak Babacar Diallo parce que fu Babacar Diallo di jóg dem dama ciy ànd parce que Siré Dia lay àndal Siré Dia Macky Sall la ko tax a jóg te victoire Macky Sall ci école Somm victoire Macky Sall école Grand Thiès loolu moo ñu soxal ak Malick Kayre loolu la tax ma topp ci ba fu ñu ma woo ma jóg dem di leen gërëm di leen sant ba wasalaam. Cheikh ñu ngi lay remercier vraiment c'est un organisateur parce que animation dafa ànd ak organisation sa moom lay doxal xale bu baax la yàlla may mucc ak ndam si li ngay def di sargal délégation yi fi ñëw à Somm Lazare Grand Thiès suñu jigéen ñi délégation Siré Dia suñu jarbaat Babacar Diallo Mbaye lii bu amee seen loxo mi ngi si biir moo tax sax mu am kon vraiment ñu ngi leen di remercier de transmettre suñu encouragement suñu félicitation suñu engagement derrière notre petit frère Siré Dia vraiment qui fait un excellent travail dans tous les coins du Benno à Thiès di remercier suñu sœur Abi Cissé Fat Seck madame Mbeng ñu initié lii ñu bari sax yëguñu ko am ñu ko yëg ñu ko yëgul lii mooy initiative parce que mënoo tëb lépp baax bu ñuy def politique ñaar ak ñett ñooy jug wax ko 5 ba saag ñu nekk 100 ba saag ñu nekk 1000 gagné donc ñu initié lii ak ñu fi ñëw il faut ñu remercier leen Abi ñu ngi leen di remercier ci initiative bi dañ ko wax ni lii réunion d'information la parce que ñu ngi jëm ci échange yoo xam ni yegguñ fa mais il faut ñu préparer ko ci lii lañu koy préparer
koñoo koñ goxoo gox ville ville département département ñu jël Sénégal joxaat ko Macky Sall donc ñu leen di remercier ki ma àndal si délégation benn bi mooy sama xarit sama doomu ndey Cheikh Tidiane Kane man nag dama bëgg a wax du waxtaan sax joxoo quelques informations rek si parrainage bi parce que am na loo xam ne ñëwagul suñu candidat di ko yëkkati bés bu jotee daañu wax kan moo yokk salaire yi parce qu'il a diminué les impôts daañu wax kan moo indi bourse familiale fekk ñu ne réew mi dafa ndóol mu génn 40 milliards ni seen leen ñi gën a sonn ngeen jox leen ko ku président yëkkati 100 000 francs par an xamoo foo dëkk xamoo foo yeewoo ñu ne na ngaa sonn mu ne 100 000 francs demal jox ma ko kooku yëg na réew mi ñu ne dañoo bëgg liggéey mu recruter actuellement il y a 390 000 jeunes yu mu recruter ci mandat il y a 390 000 jeunes yu ñu créé emploi ci 5 ans yi passé kon kooku mi ngi liggéey ci emploi des jeunes ñu ne am nañu toog liggéeyuñu dañuy jaay dañuy jënd mun a génn naa 30 milliards da ngay jaay caaf da ngay jaay tiir da ngay jaay géej da ngay am taabal da ngay am bitik da ngay dem jawbe da ngay dem fu la neex dem ci banque bu ne lebalee da ngay am pourcentage laaj la kayit laaj la titre foncier mun naa faa dem mu ne xaas bi lay banque di lebal man danaa ko jël ci budget bi muy 30 milliards képp ku bëgg a yëngatu ci commerce ñëwul ma lebale 10 000 20 000 30 000 100 000 250 1 million 3 millions 5 millions kooku bëgg na ko liggéey kon nag ku liggéeyul rek da ngaa yaatu ku liggéeyul rek da ngaa bañ a liggéey wala nga contre Macky banque état 30 milliards fi mu ne nii Thiès am na 5000 demandes ñu ngi déposé préfecture 5000 demandes demande bu ne 10 personnes wala 20 moo nekk ça fait 50 000 personnes qui sont engagées dans ce projet kon kooku mi ngi defar Sénégal boo demee autoroute Dakar ak Saint-Louis fii la jaar Mboro Thiès la xam nga ñi ngi defar Mbour Fatick Kaolack fii si Mbour nga ñëw fii Ila Touba xaal jëm Touba mais qu'est-ce que vous voulez de plus ah Diass aéroport nga ne kooku liggéeyul mu wàññi location ceeb yokkul suukar yokkul dara yokkul pendant 7 ans gaz yokkul nga ne kooku defarul askan bi dara loolu du soxor ah courant nga ni 50 000 mun a jënd naa 10% jënd naa si 5 000 jarul ay saabu jarul gaz ah waaw ndox yokkul ñu ne ndox kenn dafa jafe mais da ngay liggéey rek bu ne da ngay liggéey su robinet sa doo ko tëj ma ne su robinet boo ko liggéey doo ko tëj bu paree gën laa jëriñ mais loolu ma fi am ñu ngi liggéey robinet Kër Massar ñu ngi koy defar Momar Sarr pour 30 ans après mais kooku yow bu jaaree sa yoon kañ ñu lay defaral kenn mënul defal tali sa doo gas fi damaa bëgg tali fii sa kenn du ko gas kenn du ko wëlbati loolu mënul nekk ñaata route moo nekk Thiès 18 route 18 milliards lañ def fi 18 route ñu ngi koy defar koñ boo dem ñu ngi def route mais il faut mu am lu yàqu balaa route bi ñëw boo paree am sa goudron foo taxaw am Jakarta wala taxi wala bus mais loolu liggéey mais kooku mi ngi liggéey dëkk bi mais loolu sax dafa yegg sa gut ñoom ñu ne parrainage ku leen laaj parrainage ne leen ko Macky Sall ba ñuy def parrainage boobu juddul presque ah boobu mi ngi jàng boobu mi ngi génn université 93 lañ def parrainage kan lañ jëkk def parrainage Mamadou Lo mu présenté wu contre Abdou Diouf am 3000 voix parrainage ba léegi mi ngi fi musu fee jug si loi bi la bokk booba temps dañu ni ku amul parti récépissé booy ñëwee da nga def parrainage ñu dem ba 2007 ñu seet parti politique yi ñuy 150 partis ñoom ñu ne parti yi ku amul parti politique sa bëgg a bokk si élection da ngay def parrainage parce que mënoo tëb rek bokk ak ñu am parti loolu jaadu la xam nga waaw ba pare ñooñu xam lu ñu def léegi dañuy louer parti maanaam bu ñu la waxee da ngay parrainer sa amoo ay nit
c'est comme parti doo parrainé nga dem luye parti maanaam da ngay ñëw man maa ngi récépissé am na responsable ñu doon 93 ni ma naa leen jox sama récépissé ñu dem si élection pour 1 million man leen man mënumaa def loolu ma boole leen benn xale du ma tudd turam ku am parti mu ñu jox leen ñu dem si élection mi ngi député ba léegi de ma ngi assemblée du ma tudd turam nga jox benn nit 500000 mu jox la sa récépissé nga dem si élection kon léegi parrainage bon amatul njëriñ kon sàpp ba loo xam ne ku ñu ko bëgg a solal nga dem wuti loué parti kon léegi loi boobu kañ nañ ko dindi ñu ne bu ñu ko dindi léegi nañ ko yamale ñëpp bokk si indépendant ak parti yëpp ku bëgg a ñëw da ngay parrainer mooy xam nga course bee doo fa dem ñu naan naaru góor ñooy daw sareet fasu watiir ñëw di rang xam nga yarul maanaam naaru góor ñooy dawal fin de course nga jiital sa fasu watiir ak sareet ni la bay bokk daañu ko nangu loolu ki mënu ko nangu parrainage mooy yow da ngaa bëgg réew mi yow nee nga Macky Sall def fi dara Macky Sall amul nit bu ñu watee ma gañe ko waaye ñu de indi say nit loolu koy jaadu la kii amul ay nit ñëpp bàyyi nañ ko def fi dara bu ñu watee ma gañe ko ñu ne boo ñëw indi say nit ñu seet politique amul diplôme amul dara ay nit rek la Youssou Ndour dafa nañ ko parrainage en 2012 jàllul kon parrainage ba léegi mi ngi fi ñu ne léegi ku bëgg a bokk élection présidentielle da ngay indi 65000 max signature fu ñu jëlee 65000 yi mooy 6,5 millions inscrits moo am au Sénégal 1% waxuma ne 10 de 10% mooy 650 000 laajuñu ñu 1% la ñu wax mooy 65000 président ku ko bëgg a nekk di nga am 2,5 millions voix Macky Sall bi ñuy defee 2012 900 000 voix la am Abdoulaye Wade am 1,2 million Tanor am 400 000 Moustapha Niass am 450 000 Idriss Seck am 200 000 xam nga ñu am nañu nit ah mais yow amoo dara nga ne damay bokk boo bokkee ñu defal la 6,5 millions bulletins Souleymane Ndiaye dafa nekk candidat daañu lay defaral 6,5 millions bulletins tasal na si xaalis Sénégal tasal na ko si bureau wat Sénégal yëpp indil la télévision indil la police fu ñu dem ñu gàdda la pendant 21 jours ñu la koy dépensé ñu wotee ba pare am na en 2000 ñoo xam dañu wote xam ñaata voix lañu am 2000 voix du ma leen tudd am surtout saw Sidibé 2000 voix la am Juma Dieng Diakhaté 2000 voix la am Ibrahima Fall 10 000 voix la am mais 2000 voix ñu defal la 6,5 millions bulletins indi la télévision indi la force de l'ordre nga wër Sénégal yëpp 2000 personnes rek jóg woteel la mais loolu du yàq dañuy continuer loolu mais dañoo bañ ñu ne ñoo bañ loolu mooy coow li mais loolu jarul coow am naa nit jarul coow indi leen ñu wane ko ñu ne dafa compliqué wul de dañu ne bu boobaa dans 1 mois 2 dañuy indi benn carton def si nom prénom numéro 4 électeur fa ngay wote Abi Cissé numéro 4 électeur mi ngi si pochette mu génn ko bind fooy watee école Somme nga signé loolu compliqué loolu yombul loolu de mooy parrainage Abi Cissé numéro 4 électeur école Somme Thiès Ouest nga signé ñii dañoo bëgg a sàcc dañoo bëgg a fraude bëgg ñu bokk loolu ana ko ñu bëgg lu bokk loolu dara nekku si boo si amee 6,65 millions ñëw bokk kon nag loolu laa bëggoon wax parce que comme responsable ngeen si ay responsable femme ak i jeune ak i responsable cadre il faut ngeen xam yenn question yi lan moo si nekk bu ñuy werante ngeen mën see dugg ne leen li ngeen wax amul nii la demee jërëjëf yàlla na yàlla may mucc ak ndam. parce que man Cité Lamy laa juddoo mais mën naa wax miin naa Somme parce que Malick Sy laa doon jàngee lycée Malick Sy mën naa ne si buntu kër yi yëpp xàmmee naa ko
ndax ñun yàlla dafa may suñuy doom loo xam ne ñun dañ ñoo yaroon ci coono duñu woon def journée continue dañuy xëy le matin jàngi mi duñu wàcc 3 heures ñu jàngi waat bu ngoonee ñu wàcc te yoon yi laa doon jaar donc miin naa som bu baax du nuyu nag ñi ma fi fekk ñëpp les responsables yi ma fi fekk di ci jiital nag sama sœur madame Abi Cissé mi nga xam ni moo waral woote bi Marème Seck maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu toutes les femmes de Somme yi ma fi fekk di nuyu samay waajur samay soppe yi ma fi fekk di nuyu sama càmmiñ yi ma fi fekk di ci jiital le doyen Brin Ndiaye Souleymane Ndiaye Brin di la wax Souleymane Ndiaye Brin su ma xoolee ci yow du ma sañ a wax que dama sonn ma parce que ku nekk ci waar bi doo sonn te yow tu es l'exemple vivant de ñi nga xam ni macha allah duñu sonn parce que biñ lay fekk ci langue bi da nga wane sa engagement wane sa disponibilité moo tax ñun ñu lay wax doyen nga lekk livre boo xam ni ñun ñi la fekk ci langue politique bi dañ ciy jàng donc jàng boobu liñ ci njëkk a jàng mooy duñu sonn duñu tàyyi du nuyu sama frère Cheikh Kane mi ma fi fekk di nuyu responsable Benno Bokk Yaakaar yi ma fi fekk yëpp ñun Thiès y a des enjeux qui nous interpellent déjà fii seen commune fii y a déjà un candidat à la présidentielle qui s'est déclaré y en aura d'autres donc ñun suñu challenge moom mooy de travailler dans l'unité la cohésion et de montrer le côté positif du bilan président Macky Sall wone ni intérêt Thiès intérêt de la nation sénégalaise mooy de reconduire le président Macky Sall pour deuxième mandat pour chantier yi mu commencé ak programme yi mu door mu yeggale ko pour le bénéfice des populations moi je pense que c'est ça l'enjeu qu'on se donne la main qu'on travaille ensemble qu'on regarde qu'on jette le regard dans une même direction qu'on taise nos querelles pour liggéey loolu la ñu Macky Sall sant te fi mu ne nii au niveau de Somme loolu ngeen wone ñun responsable yi si loolu la ñu war a dox parce que bilan Macky Sall ne pose pas de problème donc vraiment je vous encourage je vous remercie di wax ni lii ngeen doore ñu multiplier que dans les quartiers multiplier que dans les communes multiplier que dans le département je vous remercie. man nag bu ma sañoon militant yaa ngi fi ñu jox leen ñu wax li nga xam ni mooy jafe-jafe dëkk bi parce que man samay wax moo dul neex samay wax du moo dul neex parce que am na yoo xam ne du ma ci ànd na gaa yi ñëw wax seen doléance ñu jéem ko faj loolu mooy affaire bi ñu jéem ko dox ci kaw parce que am nay problème gaa yi dañoo toog nii rek mais am nay problème donc ñu ñëw wax ko ñu jéem ko résoudre parce que Somme am nay programme en pagaille donc gogo ñu ngi lay jërëm di la sant doyen Kane soxna Yaaya Ali Cissé Cheikh Kane yéen ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm donc Adja Diop Ndeye Fall yéen xam ngeen li xew Somme donc yéen da ngeen a war a wax jàppale jigéen ñi il faut ñu jàppale leen ñun loolu mooy sunu problème yéen rek a tax ñu jóg keneen taxul ñu jóg bu ngeen jógee rek dañuy jóg voilà loolu mooy affaire bi mais du leneen yéen bu ñu leen jàppalee rek dañuy kontaan kon yàlla nañu yàlla defal jàmm. parce que ñun dañu am benn déontologie politique boo xam ni dañ koy topp à l'image du président Moustapha Niasse Ousmane Tanor Dieng ak président Macky Sall Benno Bokk Yaakaar dañ ko structuré su Brin waxee rek waxal nañu ñun ñëpp j'aurais plutôt des propos de remerciement parce que ñun dañuy ay doyen ngànk Benno Bokk Yaakaar aujourd'hui à Thiès nekk aussi les sages de cette coalition bi nga xam ni benn la dans l'histoire du Sénégal aujourd'hui ñi daaneeloon Abdou Diouf daaneel Ablaye Wade Macky Sall n'a pas à s'inquiéter parce que ñoo ànd ak Macky Sall mooy la coalition Benno Bokk Yaakaar c'est l'AFP c'est le PS c'est les autres c'est la LD c'est le PIT Somme c'est une entité boo xam ni vraiment dañ koy béggee
am nañ fay responsable à l'image du docteur Papis Ndoye woo nañu. Il s'est excusé, c'est les agrégations maintenant ku ne xam na ni mu xate au niveau de l'université. On a docteur Pape Amadou Ndiaye ku ne xam na yitteem par rapport à Somme. Ndeye Tické, elle vient de quitter le week-end. Docteur Demba Diouf aussi, pour vous dire l'unité des leaders. Yeyali Cissé, Pape Siré Dia, kenn du wax waxam parce que quand tu dis Thiès, tu dis Siré Dia. Yàlla ko def. C'est notre jeune frère, notre collègue. Moi, je suis parmi ceux qui l'ont formé, qui l'ont affecté un peu partout. Je suis un postier. Et il me le rend très bien parce que c'est notre frère. Te xam na fu muy teg tànkam mu ngi taxaw jàppale président Macky Sall à travers ses hommes et ses actions, mais surtout à travers des actions économiques. Mooy nit ñi am na ku ko fi wax, c'est Marème Seck. Apprends-les à pêcher, jàngal leen nu ñuy nappee jën. Siré Dia, c'est ce qu'il fait. Il embauche, il prend des gens, kër bu ne mu créer fa des emplois. Loolu yokkute la. Et loolu la ñuy wut aujourd'hui di gërëm nag une icône, Abi Cissé, parce que nit da ngay am racine, da ngay gëm loo gëm. Ku yàgg ci teen, les wolof le disent, moi je suis pas wolof, mais les wolof ku yàgg ci teen baag fekk la fa. Mooy bul di fluctuant, bul di ne fu ne nga takk. Nit ki amal gëm-gëm nekk ci leen. Depuis 99, elle est membre fondatrice de l'AFP. Ànd ak ñoom yéyal yi musul soppeeku. Elle est là où elle était, gëm li muy def. Thierno Alassane ak des ministres de la République ak ñeneen ñëw nañu fii ànd ak ñun. Ils ont essayé tout, mu des fi mu des loolay gëm-gëm. Donc si vous venez répondre ñooñu ay Marème Seck ak ñi ñu àndal waa Somme, les Cheikh Diop, ñoom Bassa, les Ndeye Fatim, ñoom Ndeye Diop, donc fi ngeen teg seen tànk foofu la. C'est une collaboration, c'est une famille, c'est le Benno Bokk Yaakaar. On est ensemble, l'intérêt commun. Babacar, c'est Macky gagné au soir du 24 février 2019. Mooy tey, l'intérêt commun, c'est l'unité. L'unité de tout le monde autour de l'essentiel. Mooy xejuñu ci ñi. On les a battus par... Moi, je suis le chargé des élections depuis 2012. Gagné di coow, il dit on l'a battu par 30 000 voix. Il n'a qu'un seul député, Déthié Fall. On en a 125, ils étaient 47, li Brin wax. Nous, on en a 125. Ñoom, ils n'ont même pas 25. Donc, ñun, suñu coalition, tiituñu. Len la ñuy wax à Thiès, nañu fexe gën a booloo, gën a nekk benn, à l'image du doyen Souleymane Ndiaye Brin, à qui on doit rendre un hommage mérité. Depuis l'armée rouge, depuis tout muy xeex, on était maoïste, bañ lu ne. Depuis Senghor, depuis Abdou Diouf, ñu taxaw tey pour l'intérêt de ce pays. C'est à 71 ans qu'il a eu une nomination. Kooku gëm na, mënoon na xaddi. Ay doomam tekki nañu, ay ndomba tànk lañ yor lu ne. Il peut rester 365 jours këram du génn di lekk di naan di lu ne li war ci këram nekk fa. Mais gëm-gëm ko téye ci loolu. Mon frère, on te rend un hommage, on t'encourage. Tu nous pousses à vouloir continuer avec le président Macky Sall, lui donner un deuxième mandat et promouvoir les jeunes. Ma sœur Yaya, on t'encourage. Yaa ngi ci waar wi di béy, continue. On est derrière toi, on vous soutient. Loolu laa amoon lu ma si sànni di leen gërëm di leen sant. Tamit yàlla wàyyi leen fi ngeen yàgg sunu kanam yàgg noo tete ndax yéen ak sunuy waajur la woon ba nu génn àdduna bàyyi leen fi ngeen di eggale di nu tete kon ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal bu baax a baax. di gestu di nuyu bu baax délégation bi nga xam ni moo délégation Benno Bokk Yaakaar bi toog sama ginnaaw ndax ñooñu bu ma leen di nuyu il faut ma taxaw ci surtout ki nga xam ni tey
mooy tonton Bré Ndiaye. tonton Bré Ndiaye mooy nit koo xam ne kii wax ci moom sax du jeex de par sa simplicité de par sa générosité non tonton Bré man su may wax ci moom duma xam fu may yem donc moo tax il faut ma yemale ko. yow tonton jërëjëf yow ak Cheikh Tidiane Kane mi nga xam ne tey moom def naan politique boolewunu li nu boole yëpp duma ko fi toog di ko wax. di gërëm sama président Yaya Ali Cissé kooku moom def naa ne Yaya ku nu dooleel si la bokk man sama royukaay la ci politique ndax danoo nekkoon ci biir AFP ñi nekk ci opposition bu yàgg sax ñi toog di muñ ba moom tey jii lii yàlla dogal ci moom muy ba mu nekkee ci moom yàggagul waaye ñëpp sentir nañ ci seen bopp. dina mettre à notre disposition oto dina mettre à notre disposition alalam ba pare nag fu ñuy dem mu accompagner nu kon présidente Yaya merci beaucoup ñu ngi lay sant di la gërëm di gërëm bu baax nag sama càmmiñ yi ci ginnaaw ñoom Pa Cheikh ñoom Mbassa sànq de laa leen woo wax leen ko mais fu ma mës a taxaw rek taxaw nañu épaulé ma sama xel ak sama xalaat bu gàtt dañ koy doyloo fu mu toll kon maa ngi leen di gërëm bu baax di gërëm nag sama càmmiñu bopp mi docteur Papis Ndoye docteur Papis Ndoye moom daf may wax ni ma Abi sama biir mouvement su ma la ci amoon yow mi comme ni Ndeye Fall taxawee soo ko taxawee woon sama biir mouvement bu ma tëddee sama xel dina doy Papis Ndoye amul lu muy def docteur Papis te jëlul téléphone am ni ma Abi lan la ñuy def wallaay xeebu ma ci dara xeebu ma ci lenn Ndeye Fall ne docteur maa ngi koy sant bu baax a baax a baax sama càmmiñ la sama lépp la docteur Papis docteur Ndiaye moom kooku it waxaale wu ma ko xëy na teewu fi de ndax tey ji kii a ngi fii toog Aïda Diop a ngi fii toog la Aïda docteur Ndiaye li may wax ci docteur Papis Ndoye rek laay wax ci moom docteur Ndiaye moom fu ma toll moom daf may yëkkati ba ma naan man de fi ma teg sax dama naan egguma fa mais daf may yëkkati ba ma amaat courage ba taxawaat laxasuwaay ni dama eggale liggéey bi kon nag sama càmmiñ yooyu maa ngi leen di gërëm bu baax a baax kon nag loolu su may wax tey di yëkkati sama kàddu dootuma dellu si waat ci bilan Macky Sall bi nga xam ni tonton Bré wax na ko ak Yaya ak ñeneen xëy na damay renforcer li nga xam ni moom la Ndeye Fatim Dior Fall wax loolu rek laay renforcer ndax ñun kat dañu nekkoon som di liggéey ñu naan pôle 4 ci commune bi ndax commune bi dañ ko daggoon ay pôle 4 mu nekk fii mi Ibrahima Jacques Gueye ñu siy liggéey di ci liggéey ca élection référendum yi ñu jiital ma ñi ñëpp équipe bi yëpp topp sama ginnaaw ñuy liggéey di ci liggéey ba def loo xam ne ba Idrissa Seck toogee fii ba léegi musul am mi gagné Ibrahima Jacques Gueye te loolu xam nga lu ñu ko mayoon sunu détermination sunu engagement ndax nag moyens yi ndawoon na torop mais nag ñu jàppoon rek bu nu yëgee ni fële sax am nañu mer wala am nañu seen xol neexul ñu sol suñu daal sans oto sans moyen sans dara loolu nag dañ koy gërëmee waa Somme rawatina nag jigéenu Somme ndax suñ ni woon déedéet tam déedéet rek lay doon ñii suñ ni woon déedéet kese lay doon wala suñ doon juboon le ñu dummóoyu tamit du sotti mais nag dañ leen di gërëm bu baax mais nag tey maa leen di yëkkati seen kàddu am na loo xam ne nag mënoon ngeen ko nee ngeen mënatu leen ko ndax nag di liggéey te kenn du la gestu neexul yéen a ma ko wax de yéen a nii da ngeen a fas yéene liggéeyal Macky Sall pour réélire ko en 2019 waaye nag si kaw ñu gersu leen te gersu boobu nag su amul ñoom dinañ xam neneen nu ñuy defee ñu ngi ciy interpellé bu baax nag le directeur Sira Dia ñu ngi koy interpellé bu baax a baax ndax kenn mënul wax Thiès nag te di ko ci génne ndax gis nañ bu baax liggéey bi nga xam ne mi ngi koy dox ndax ginnaaw ba Thierno Alassane Sall doon ci jàpp ba génn fi ba dem keneen dugaatu fi xanaa docteur Papis Ndoye mi nga xam ne wax dëgg yàlla mi ngi jéem li mu mën waaye nag daanu moo daju suuf lépp mënu ko ndax amagu ci benn ndombal tànk mais malgré loolu mi ngi def lu mu mën waaye nag waa Somme nee nan
ngeen ñëw jàpp ci di interpeller bu baax sama sœur Ndeye Tické ndax am na ay mébét yoo xam ni bëgg na ko ñëw def si som ñoom arama ngi nii toog te ñu ngi koy xaar ndax bu yàggu rek bëggoon nañu woona ma ni ma kaay ñu waxtaan man ko man dama dul jóg man kese en politique man xaw ma jóg man kese di seeti leader wala di seeti benn responsable man délégation bu ma ci àndul du ma jóg man kese si lan annulé kii audience boobu ma ne ko bis bu délégation som taxawee dinaa ànd ak ñoom ñu ñëw ndax xam nga lu tax lan lay bañ li ñenn ñi di def te moo am fii nag biir som di rocceeku au nom de som dem di wayaanal som te waa som duñ ci gis seen bopp looloo fi am te nan ko wax te dee nag te looloo fi am ñu leen di jox ay xaalis di leen jox leneen ak leneen te som du ci gis seen bopp loolu nag lanu mënatul fii mënatuñ ko jigéen ñi sonn nanu jigéen ñi bu vote jotee ñu dem vote ji lu jot góor ñi bu góor ñi moom yéen a ni dooleel waaw bu vote jotee ñu jóg vote ji bu leneen jotee ñu jóg defi ko te leneen bu dul gis seen bopp jotee kenn duñ ci gis seen bopp nee nan mënatuñ ko ñi ngi interpeller le ministre Augustin Tine xaw ma ay responsable am ndax ñoo ngi fi Augustin Tine ñu ngi koy interpeller moom aussi xam nga lu nu bëgg ñun ultimatum nañ leen jox dama ni ultimatum nañ joxe ñun waa som ndax nag dafa am loo xam ne tamit bu dëgg dee dëgg du mën a nekk bu neenu jóg leen campagne yi ñu jóg campagne bu nee jóg leen voté ji ñu jóg voté ji bu nee jóg leen porte à porte ñu jóg porte à porte bu nee jógal voté ji ñu jóg voté ji bu leen jóg leen campagne ñu jóg campagne bu leen jóg leen def bu jógal nag pour dooleel ay nit ñu teggi ni loolu duñ ko man doole nan soxla te ultimatum nan leen jox wax naa leen ko de Babacar yaa ngi may dégg Babacar Diallo est-ce que mi ngi may dégg président Yaya yaa ngi may dégg yaa ngi may dégg bu baax tonton Bray yéen ak may dégg ultimatum nan leen jox ñun waa som waaw bu amul nag dinañ xam neneen nun doxalee si loolu nag ñiy gërëmaat bu baax di sant bu baax ndax tamit nag leader yi bari nanu lool sama jigéen sama sœur Ndeye Tické Ndiaye moom décidé na woon sax ñëw som mais lan doon xaar réunion information bii nga xam ne moom na ni def ñu def ko ba pare door a commencé liggéey bi ndax nag am na yu nu mëbët ci kanam yu nu war a def ndax sunu pôle bi dañ ko daggoon ay sous-pôle bu nekk dinañ fa def activité bu mel nii loolu ci sunuy activité yu nu war a def la am nañu conférence bu nu war a def au mois d'octobre ndax août nañ ko bëggoon a def mais août bi ndox mi gis nañ ni bëri na dem màkk yi taxaw na ak yeneen moo tax ñi ni août du mën a nekk septembre du mën a nekk mais octobre buñ fi yàlla bàyyee ak bakkan ñun jigéenu Benno Bokk Yaakaar dinañ woote fii def conférence bu mag ñu fësal sunu bopp fësal liggéey président Macky Sall ànd ko kun ko war a àndal kon nag loolu dañ ci woo ñëpp ñoo ngi def ay réunion te nag fii ba foofu ñoo ngi jéem a seet yan kii na ni teg pour que loolu mën a sotti yéen waa som nag bu amee lu manqué ñëw leen déema ko ma wax ko fii ñi ngi nag woo tamit sunu ministre Alioune Sarr ministre du commerce ministre du commerce ñu ngi koy woo moom tamit ñu ngi woo Demba Diouf DC ñu ngi koy woo bu baax ñu ngi woo responsable politique yëpp ku lim juum. mbokki waa som xam naa ni guddi na ba noppi waaye mënuma fi wax loo xam ni waxoon nañ ko fi te waxuñu ko fi woon it may nuyu ñi ma fi fekk muy suñu doyen Bren Ndiaye di ko nuyu di nuyu suñu doyen Cheikh Kane waaye di nuyu it suñu doyen Cheikh Diop di nuyu soxna Yaya Badji waaye
nuyu yooyu ma leen di nuyu ñu ngi ko ànd ma ñëw ànd kook délégation bi nga xam ne moom laa ànd ci biir délégation bi ma ànd ak Alaaji Amadou Diakhou Sall bi nga xam ni moom moo fi nekkal DG Siré Dia mi ngi nii toog ak ki nga xam ni mu nekk loxo ci Siré Dia ñu di ko wooyee Gossar mi ngi nii toog ànd ko it la jeunesse de Grand Thiès ñoom ñëpp ñooñu ñëw accompagner ak avec bi nga xam ni moom moo nekk fii ci Somme jege leen loolu ñu ngi nii ànd ko it ñi nga xam ni ñoom lay liggéeyandool nekk ca pos ñu ñëw gungewaale ma waaye ci biir ànd boobu yëpp ak ci biir nuyoo boobu yëpp alaata may ñëw ak li tax ma ànd ak ñii ma àndal muy Amadou Diakhou Sall ak Gossar mooy ki nga xam ni kenn la ci président Macky Sall di kenn it ci Thiès ragalu ñu ko wax di bras droit it leader yi nga xam ni ñoo fi nekk fii ci Thiès ci département bi tout le Sénégal muy kiy liggéeyal askan bi muy le directeur général de la poste monsieur Pape Siré Dia waaye tey mën naa ne jarul sax may nuyu Abi Ciss bii toog jaruma di ko nuyu ndax Abi teg nañ ko loxo ba noppi te teg loxo Abi te yaakaar naa ni da nga doon daw rek waaye di nga xam ni daja nga gaynde te ku daja gaynde boo dawul du daw te ñun benn gaynde la ñu am boo xam ni lii ngeen def nii tey daf ñu ci fekkoon ñaari semaine ni mu fekk ñu ci ñu nekk ci terrain bi démb bërki démb ñi nga woon randu leen am na fa 123 femmes yoo xam ni ñi ngi nekkoon ci Thierno Alassane Sall jóge ci Thierno Alassane Sall rallié si ci parti Benno Bokk Yaakaar muy APR Grand Brin def nañu loolu barki démb bu ngeen ko seetaanee ci rajo sociaux yi di ngeen ko gis maa ngi àndandoog ñii ma taxawul tey jii bërkaati démb it ñi ngi doon def ay té débat amul benn gox boo xam ni muy Madina Fall muy Cité Senghor muy Ersan muy Diamaguène muy HLM muy Daaru Salaam muy Cité Lamine muy Somme ca kaw amul fenn foo xam ni defuñu fa lu mel nii xëy na kañ dañuy doog a teeru si fii nga xam ni Abi mooy jigéen bu mën góor te xam nga ko ñu digal loolu suñu DG moo ñu woo ba ñu ñëw placé ñu kenn par kenn gox par gox ne dem leen ngeen xool soxla nit ñi ndax soxlaam mooy soxla président Macky Sall te soxlaam mooy soxla aussi Brin Ndiaye mii nga xam ni kenn la ci Siré Dia bu ngeen ko xamul ak Cheikh Kane kon tey bu ñu ñëwee ngeen ñëw di jàmbat naan gisatu la ci seen bopp ndax amuñu leen ku leen jàppale man waxuma sax ñi mais man rek mën naa jël engagement ne seen coow jeex na tey
man rek mën naa jël engagement waxuma grand brin parce que brin ngi nii lépp lu mu wax Siré Dia defal leen ko brin mii kenn la ci Siré Dia te brin kenn la ci Thiès brin kenn la ci Benno Bokk Yaakaar kon su ma taxawee jël engagement bi ma jël bu ma neexee jël ko fii ci Somme ndax Somme it wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañu waaye nag ma di leen wax ne leen lépp lu ngeen mën a def lépp lu ngeen jàmbaar lépp lu ngeen bëgg lépp lu ngeen di kaas ak lépp lu ngeen di wax te amul leen seen jëlul leen seen carte électeur ndax président Macky Sall buñ koy fal ci carte lañ koy falee coow li carte électeur mooy wax ji ku amul carte électeur dang ñuy delloo ginnaaw waaye doo ñu jëmale ci kanam te bi ngeen di gagné fii ci école Somme carte électeur ngeen ko gagné te tey yaakaar naa ni jeunesse Somme fii xale yi ndaw yeeg seen doom yi fii ay responsable laa fi gis te fii responsable bu ne war naa mën a toog ci biir goxam créer fa lu mel nii ñu fekk si leen fii parce que liggéey bi il faut mu xumb il faut ñu dooree ko pour commencer ko donte commencé woon ko ba noppi parce que ñi fiy kaas di wax président Macky Sall du seen morom yamuñu ko sax fii tey nga dégg ku nekk di présenté wu tey nga dégg ku nekk di coow pourtant de biñ fi nekkee joxoon nañ leen ndomba tànk yu rëy waaye gis leen ñu defar Thiès ana kan ngeen fi gis fii député bu ne mi ngi fi ñii di wax ñi ñëpp ay directeur la ñu woon ñii ay ministre la ñu woon te ñoom bañ fi nekkee Thiès gii la ñu dëkk waaye bi ñu nekkee Thiès gis leen fi kenn ñu jël di fi dimbali ci biir askan bi gis leen fi ñu jël benn doomu Thiès di ko wutal liggéey gis leen fi ñu jël kenn waaye tey ba ñu demee ba jël seen alal dugal ko fi ñu ko war a dugal ñëw naan dañuy jiinante mbagg président Macky Sall dafay seen morom da ngeen toll fii tàllu Macky Sall du seen morom kon am na loo xam ni nañ ko xam fi ngeen teg seen tànk fii la abi sa buntu kër gii fi nga ko samp fii la na dëgër te dëgër na ba noppi ndax am nga ñu la jàppale sans ñii doo dem wax nga fi sànq lu am importance wax nga fi ne doo dem benn leader du ko seeti ndax lan yow yaa am dignité da nga am dignité gis nga nit boo amee dignité neex naa xam abi kon tey boo taxawee wax li nga wax man dama lay gëm parce que ñun aussi ci terrain bi lañu nekk xam nañu terrain bi dugg nañu fu ne te ku ñu fa dugal kenn rek la ñun bu ñu taxawee di wax sax day mel ne que leneen la waaye xolal man tey ba ngeen ma gisee ci politique war na leen jaaxal kenn tax may politique muy DG Siré Dia ndax moom moo ma dugal ci politique te bi ma dugalee ci politique daf maa teg ne ma defal ma lii defal ma lii jeunesse de Grand Thiès bii ma accompagné tey jii li tax ñu accompagné ma dañoo am yaakaar ci Siré Dia moo tax ñu accompagné ma ak waa groupement yi ma accompagné waa groupement Cité Senghor ba ñu yégee ni fii la ñu ñëw dañoo ñëw accompagné ma Dado Sall mi ngi fi Dado mi ngi fi ñu ngi nii ñoom ñoo ñëw ñoom Kiné Ba ñu ngi nii ñoom ñoo ñëw te xam nañ leen bu baax kon su ngeen meloon beneen melokaan duñ ma accompagné duñ fi ñëw kii sama sœur la xam na ma bu baax a baax du ma dox ci caaxaan ndax kenn werantewul ni góor gi fi nekk ni muy papam taalibi sëñ Babacar bu mag la du dox ci caaxaan te du dugg ci caaxaan kon gëm naa ni ñun ñii nga xam ni ñun la Siré Dia yabal fii ñu ñëw pour lan ba ñu fi ñëwee nag fekk fi suñu doyen Brin Ndiaye mu nekk fi xolal Brin kaddu yu mu jublu kaddu yi moo tax kenn mënul wax parce que tey xamal nañu loo xam ne xamuñu ko woon xamal na leen loo xam ne xamu leen ko woon te lii mooy massifier parti bi lii moom mooy doxal parti bi parti Benno Bokk Yaakaar parti la boo xam ni lii moo koy doxal massification lii la mooy ñu ñëw ñu ñëpp jël engagement fas yéene fal ki nga xam ni mooy kan mooy son excellence président Macky Sall au premier tour ñu far ko ci élection yi nga xam ne moom lañu jub si maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm maa ngi wax ni engagement bi nga xam ni moom la DG Siré Dia yabal ñu ñëw fii tey jii taxaw na jël engagement pour ànd ak yéen ci ni ngeen ko bëggee même sax tey bu ngeen jëloon intention ànd ak moom ànd na ak yéen ndax moom li ko ñor mooy Thiès développement ak Thiès président Macky Sall gagné ko à 100% parce que it li ko ñor mooy Thierno Ilman Sall da ko ñor
école Somme da koo ñor waaye Marie Kéré da koo ñor te ouest bi dafa ñor président Macky Sall moo tax il faut que ñun ñëpp ñu xaat suñu tànk taxaw rem xeex li nga xam ne ñoom ñoo fi nekk de élection yi bu ñëwee nañu sol suñuy tubéy taxaw fu góor teg tànk jigéen teg fa tànk taxaw jëli nit ñi di def porte à porte parce que porte à porte mooy tax nit ñi génn te président Macky Sall porte à porte la soxla politique ay nit la nit ñi lan moo ko war a mooy seeti leen fekk ji leen wax aktaan ak ñoom ñu ñëw jàppale leen ñu gagné élection premier tour loolu laa amoon ci lu may wax asalaamualeykum wa rahmatullah merci